Oustaz Maodo Faye nuyu naa la ziar naa la bégg naa la nee naa la salaamaaleykum. waaleykum salaam Nicolas ñu ngi nuyu bokk yi nga xamee ne ñoo safoo rajo bi di leen jaajëfal bu baax a baax comme ni nga ko waxee léegi. dañu waroon a tàmbali ci fukki waxtu pour dëkk ci situation bi maanaam yëf yi nga xam ne moo yitteel Covid 19 bi. yàlla dogal itam ministère bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ak wàllu intérieur yëpp. am ay kaddu yoo xam ni war nañ ko rotal léegi ci kanam. El Hadj Malick Ndiaye sax du ñàkk dana fi di kat léegi. incha allah ñu def débat bi. su ko defee itam ñu continuer ko ci li nga xam ne moo di information yi war a wàcc ci après seen point de presse boobu ñu war a def moo tax ñu itam comme 11h la ñu waroon a tàmbali ak international beeg yooyu gannaaw bu jàllee sunu borom dogal ñu itam ñu jàmpal ko loolu wolof naan ñu jàmpal ko mooy ñu baral ko gaaw balaa loolaa ñëw. man de damaa ne ku coupé rek ñu décalé. wala coupé décalé xanaa lu am woy la. déggoo ba de. waaw alors léegi nag ñi ngi suivre tamit gars yi. ñu ngi leen di bàyyi rek en repérage foo xam fu ñu yem rek ñu itam bu soobee yàlla. ñu yem foofu. su ko defee bu nee ba 11h moins quart wala yooyu mag El Hadj ñëw def quelques commentaires. ci situation bi. très bien ma bàyyi leen ak seen antenne ngeen doxal ngeen daal di def seen i ay débat yooyu noonu. waaw boobu incha allah fekk na ñu def annonce yi ba pare. waaye annonce yooyu waral justement tey ñu teel a jano laata sax ñuy dikk ci xibaar yi mujj puisque ñetti ministre tey dañuy janoo ak askan wi. rawatina taskatu xibaar yi te lépp dañu koy am en direct bu ci kanamee tuuti ci Sud FM seen rajo. dama bëggoon rek oustaz dellu si ci la xew ca Kaolack bokk na ci benn mbir bi nga xam ne xew na ci Sénégal xam nga démb maa ngi la koy wax fii. nee la Sénégal li fi xew doy na waar nga ne ma ci ay pàcc Sénégal ma ne la noo ko tuddee rek benn la maanaam mu ngi xewee ci pàcc yeeg yëpp yi ci Sénégal rawatina ci capitale bi waaye it ca Kaolack damay dellu ca Kaolack boobee fekk ji fa sunu ndaw la nu fa toogal di Mamadou Camara kamu foofu ca Kaolack manifestation yi noonu fa demee. ci àllarba ci guddi gi tàng na jër fii ci Kaolack ndax ginnaaw ba nga xamee ne 22h jot ay ndaw daal ñoom ñoo génn ci dëkk bi ñenn ñi di baare tali bi ñenn ñi jël ay pneu di ko taal muy fi nga xam ne moom mooy passoire jëm ñetti guy jàll Medina Mbaba ba Medina Baye lew na daanaka ci biir dëkk bi yépp ndaw yi dañoo génn mel ni daal ñoom dañoo yógoo woon dal di baare yoon yu bari taal ay pneu naan dañoo sonn. muy ay ndaw yoo xam ne yi ñoom dafa mel ni yëglu woon nañ ndax guddik talaata jàpp àllarba ca quartier gu ñuy wax Kër Maalum ndaw yi ñoom ñoo njëkk a génn daal di doxu ñaxtu daal di fa taal ay pneu muy dóor dàqee yu tar diggante takk der yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ndaw yi ci quartier yépp pour nag tasaare ndaw yooyu alkaati yi ñu ngi woon ci ay oto di dóor ay grenade lacrymogène waaye daal xale yi ñoom dafa mel ni fas yéene wu ñoo bàyyi manifester yi. Kaolack Mamadou Camara Sud FM. jërëjëf Mamadou Camara di sunu ndaw la nu toogal foofu ca Kaolack doon ñu jottali manifestation yi nga xam ne xew na ca Kaolack nanu ko defee ca Touba Mbacké nanu ko defee ci Ndakaaru ak yeneen ak goxaat ci Sénégal ndaw ñi wane seen ñàkk ànd bu baax a baax ci état d'urgence bi na muy doxee jamono ji oustaz Maodo Faye. waaw xam nga li xew Kaolack moo xew fii biig ci biir Ndakaaru xam nga waxoon nañ ko fi démb ñu ngi ko doon junji gannaaw bi nga xamee ne am na ay yëngu-yëngu yu amoon ca Touba. ak itam kaddu yi nga xam ne xalifa bi wax na ko ba itamit waxaat tamit incha allah yeneen i kaddu waaye loolu lépp du ñàkk ci yeneen i jamono ñu gën ko mën a faram-fàccandi bu baax a baax waaye li muy firndeel ci wolof mooy dafa am loo xam ne lii sawara wi mi ngi yënd xam naa ne yow baatu yënd doo ko xam. yënd mooy sawara wax ni dafa dem bay bëgg a tàkk mais tàkkagul mais mi ngi tàng ci biir. xal yaa ngi tàng maanaam jëp-jëp yi. waaw jëppeegul waaw mais mu ngi tàmbali. mi ngi tàmbali pour donner flamme yi daal. léegi braise yi kon. waaw braise yooyu waaw di xaw comme ngay boyal fourne ma ne kak waaw léegi li may tàkkagul nag. loolu mooy sawara waa ngi yënd. léegi nag yënd googu sawara wi di yënd nag. li muy firi mooy autorités yi. dañ ci war a tirer leçon. ne léegi est-ce que couvre-feu bi ak li nga xam ne def nañ ko te askanu Sénégal ñu baree bari dañoo sonn askan wi chauffeur yi sonn nañu tailleur yi doon liggéey sonn nañu sénégalais lambda bu mu ci mar ñun ñëpp àddina wërngal kàpp fi mu toll nii ku ne méttiwul dangaa wax loo xam ne lii xëy na sa teeyu bakkan la rek waaye teguloo ko fu nit ki mën a teg loxoom alors yooyu nag yii muy jur nag moom la ñuy tuddee ay natijaat maanaam ay résultats yoo xam ne yii day tax askan wi ndànk-ndànk petit à petit ñuy dem di jéem a fippu ba suñu deful ndànk mën na ëpp ay loxo léegi nag
ab taal bu taa tàkk danañ ko ëffee wet gu nekk loolu proverbe wolof la. taal bu taa tàkk daañu ko wale wet gu ne léegi nag nu ñu koy wale wet gu nekk moom mooy gouvernement bi kilifa yi nañu taxaw ñu waxtaan xool nu ñuy def ba yëf yi liñ ci mën a woyofal ñu woyofal ko accompagner ko ak ay mesures yoo xam ni xëy na dana tax askan wi ñu xaw a dëf maa ngi dégg léegi ci conseil des ministres maa ngi koy lire ci journaux yi ce matin que njiitu réew mi lu tolloog 1 milliard ak lu toppandi ci secteur transport bi acteurs yi ci nekk mu xool nu ñuy waxtaanee ak ministres yi yore wàllu fànn boobule ñu war leen ko war a mën a dimbale mais problème bi mooy ñoom dañoo gisul dara même ci séddale bii ñuy séddale nii 14 régions yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Sénégal am na ci béréb yoo xam ne ba léegi fépp ceeb dugg fa. waaw léegi te ay dëkk yu mag la yu ponkal yu mag yoo xam ne ay doomu aadama ay nangami junniy doomu aadama ñoo fay yeewoo donc loolu lépp dafa nekk loo xam ne lii ay lajj-lajj la ay rëq-rëq la yoo xam ni fokk ñu jooyantiyaat ko sinon li muy jur mi ngi ci sunu kanam te mari day taali yàlla na ci yàlla musal mais wolof dafay wax ne bu la sa nawle naa mbas maa ngi ñëw ne ko ne léegi parce que mbas moom xamewul ku werte ku ñuul buy dal ci ñëpp lay dal donc mbir mi daal li ma ci xam daal mooy nit buñ ko dénkee réew ak kilifa yi ñu koy jàppale yépp dañuy xalaat di anticiper di prévoir te ba noppi itam di négocier mais nag tamit nga rester tamit fort ndax état tamit dafa war a am kattan am doole am na foo xam ne bu ñu fa mujjee nag moom mooy taper sur la table. voilà. Bu ñu demee ba léegi manifestation yi ñooy guider en fait position wala décision yi ñu war a jël jëm ci askan week yu mel noonu la est-ce que loolu doy waar. mais doy na waar bu fekkente ni loolu lajj la lajj. li ñuy wax lajj. maanaam bu ñu nee nii rek nga ne ok kon naa dem foofu. waaw loolu askan wi nee nga ne ok kon naa def li ñu bëgg à chaque fois dañuy xaar ba askan wi fippu wala wane boppam ñu daal di jël ay décisions. waaw loolu nag yàgg na ci gouvernement yu bëree bëri yi fi jaar même ci jamono Abdou Diouf yu mel noonu daan na am jamono Abdoulaye Wade yu mel noonu daan na am mais loolu li on se cherche dafa mel na ñun dañuy seet suñu bopp te xamaguñu fu ñu jëm loolu nag mooy indi tolof yi te tamit ak lajj la lajj mooy ni nga waroon a mën a waajale li nga xam ne parce que nit lépp lu muy bëgg a def ci àddina na xool conséquences yi d'abord parce que lim lay jural ëllëg mën na laa fanqal loo xam ne lii da nga naan bu démb doon tey du ma doxale nii parce que dès le début mën na yomb quoi nga ni bon naa def nii rek lancé ci groupe bi mu dem parce que lii laa bëgg a def nga ko mais wolof dafa wax ne kenn du xeexe sa mer waaw loolu waxu wolof la maanaam kenn du xeexe sa mer parce que boo xeexee sa mer bu mer mi gimmee bu maanaam mer bi nekk ci yow bu dañee boo deful nag sunu borom dana la won ne la bu démb doon tey day mën naa bañ a doxale nii donc ñoom tam loolu dafa leen di faral di dal am na yoo xam ni bu dajaloo ñu am ñu leen di xalaatal ne leen def leen lii bu ñu defee loola gis na loolu kiiwul ñu dellu ginnaaw loolu grandeur la waaye bu fekkente ne tam da ngay capp-cappi rek foo laal mu kii nga duggaat fii nangam da ngay dem ba mu yàgg pilotage à vue waaw pilotage à vue da ngay dem ba yow ci sa bopp sax yaay laaj yow foo ne man d'accord naa ci nit ki mu def dara léegi rek li mu def yàlla dogal mu xaw a nekk rëcc bu ko reconnaître reprendre à zéro kooku loolu grandeur la loolu nit noonu la ko yàlla bindee nga am esprit de dépassement foofu mën nañ wax ne waaw loolu état bu fort la def na lii récupéré na mais tapé na sur la table jël na ay matuwaay grandeur bi waaw am na xel bi waaw voilà et puis am na tey gi te boo jëlee dogal ba pare tam lu mu metti taxaw ca ba gis lu tax loola nag jar lu tax nga war a mën a dellu ginnaaw su ko jaree nag boo delloo ginnaaw la wax grandeur mais bu dee nag da ngay capp fii booy génn fii nga ne xaaral ma kar fii wàññiwaat fii loolu mooy état faible loolu beneen pàcc bi waaw xam nga lu ko waral waaw comme léegi ñoom ñoo wax ne léegi nañu apprendre à vivre avec le virus cela veut dire que donte tawat jàngi fi waaye nañ ko bàyyi ci suñu biir waaw léegi apprendre à vivre avec est-ce que boobu jamono laajul woon sax justement ñu xamal nit yi lan la ñu bëgg a wax foofee ci apprendre à vivre avec parce que boo waxee ak ay nit ne leen apprendre à vivre avec nit yi jàpp ne apprendre à vivre avec mooy léegi mën nañ bàyyeeku mën nañ def lu ñu neex mën nañ dugg fu ñu neex mën nañ defee lépp li nga xam ne médecins yi tere nañ ko ak yooyu noonu boobu fekk na expliqué woo nit yi lan nga bëgg a wax ci apprendre à vivre. est-ce que defoo benn remarque ci Ndakaaru fan yi semaine bi ñu génn nii. lu fi gëj amaat na mooy embouteillage yi tàmbali waat nañ. maa la ko fu oto yi jaar. waaw
foote yi jaar. waaw embouteillage yi de ñu ngi ne. mais léegi yombalal tali bi dafa fees dell ak oto bëccëg ndara kamb à partir de 4 heures doo mën a génn. léegi mooy apprendre à vivre avec. mooy gars yi léegi génnaat nañ. waaw léegi bàyyi nañ barrières yi bàyyi nañ kii ñu nga ca. te d'ailleurs kilifa gi dafa wax wolof. bi mu waxee baat boobu daf ko firi ci wolof. dafa ne boo amee gan. loolu mu ngi Macky Sall la ko wax ñëpp ko doon dégg. mu ne te gan gi xamuloo kañ lay ñibbi te mënoo koo bàyyi nee na iseel xool noo dëkkee ak moom. déglu. voilà. gan gu bañee ñibbi te mënuloo toxu da ngay xool nooy dëkkee ak moom. voilà wax jàngoo. mu ne gan bu bañee ñibbi. waaw te amoo pexe nooy def ak moom. waaw da ngay jéem a dëkk ak moom. léegi nag da ngay jéem a dëkk ak moom googu foofu la wax ji ne xam nga wolof dafa am grammaire comme ni ko français amee léegi sens wax ji mooy da ngay jéem a dëkk ak moom mais comment foofu la coow li ne. xam nga dafa ne jéem. waaw jéem mooy essayer di def dara te matagul. waaw nee na da ngay jéem a waxul da ngay dëkk ak moom de. attention Macky Sall wax ji yeewu la. néewul da ngay dëkk ak moom. dafa ni da ngay jéem a. dëkk ak moom essayer de vivre avec. mu ne léegi nag bu fekkente ne essayer boobu wax na ko. mais comment. comment bi ci ñoom lay dellu. waaw mooy moom la ñuy tuddee kayfiya. maanaam comme moom nee na léegi fokk ñu jéem a dund ak moom. léegi nan woon yoon wi. keñ bàyyi moo tax ma ne la boo waxee lenn li mu nekk benn phrase nii rek il faut que askan wi aussi nga gën leen leeral gën a xóotal wax leen lan moo waral nga indi loolu moo tax ak fan nga ko teg mais bu fekkee da nga ko sànni noonu rek bàyyi ku nekk ak sa xel ngay dem ak sa xel looloy indi pëccëxoo googu ngay wax mais loolu moo tax Ndakaaru fees dell ak oto léegi gars yi sa tax lu waat nañ dugg frontière bi ka comme kii importé yi et cetera gis xam nga waaye nag gis nga yàlla Nicolas sama ay alxuraan boobu wax naa ko fii ba tàyyi gars yi dégluñ ma waaye man nañ maa bañ a déglu waaye waxi yàlla du dellu ginnaaw wallaahi waxi yàlla lépp looy def lu mu metti lu mu baax wala lu mu nekk àddina même bu doon 2,3% sax sédd ci yàlla bàyyi ci xel yàlla parce que yàlla jamono bu nekk mën naa fël ni ko gars yi di waxee te ni muy dikkee doo xam lu muy indi te yàlla yenn saa yi mu yan la yan boo xam ne bii da ngay defee ni mbégte la fekk nattu la ci yow waaw am na responsabilité yoo xam ne yii mën nga ko xëccoo ba jot ko fekk ne yow sa nattu la sax ci yow te yëguloo maanaam gënul ci yow. merci beaucoup parce que jox gën la koy jox mën naa am sax yow buñ la ko joxul woon moo gën ci yow mën naa am buñ la ko joxee sax lam lay jural suñu borom nag léegi bu ko regee day toog di xool moo tax lépp looy def nañ bañ a wàcc ci yoon wi te ñu boole ci suñu borom. su ko defee nag jàppandal ak ñaan ak mën a am waaye bu fekkente ne dañuy bàyyi rek ba affaire yi jax ñu door a tudd yàlla moom mi ngi foon démb ak bërki démb. waaw su ko defee loolu ñu koy bàyyi xel te gis nga réew mi. gis nga Sénégal Nicolas réew mi dafa am yu fi nekk yoo xam ni boo ko maîtriser wul. Da ngay mbëkk di dem rek. réew mi dafa am xatar. xam nga dangaru comme serpent bu la. waaw venin bi bu la ko joxee ni muy mettee. réew mi dafa am dangar. Sénégal dafa am dangar. dangar jooju ci boppam dafa am lu ko wër. li ko wër ndombate mooy réew mi dafa am aada am cosaan am yu fi ne yooyu nag soo fekkee yow doo leen bàyyi xel da nga naan rek bon aspect esprit cartésien intellectuel bon il faut taper fort il faut faire yooyu mën na laa yóbbu ci foo xam ne fii ak excès de pouvoir boobu ngay am da ngay toog ba mu yàgg yow ngay rëccu ne su ma yëgoon lii du ma ko def donc ñoom nag mën nañ dem ba yegg foofu voilà te yàlla nañ ci yàlla musal aussi waaw parce que bu àggee doon gëneel ci kenn yàlla ko wax de li dama ko doon wax ci wolof rek mais yi ma doon wax yëpp ay aaya alxuraan la wax naa la fii ne la yàlla moo wax ne wa man ahrada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan yàlla nee na lu ngeen di def su fekkente ne boolewuma leen ci boolewoo leen ma ci nee na dinaa leen bàyyi ngeen di dugg seen i loi ak seen application di dem mais lu ngeen laal mu xajam est-ce que waaw yàlla nañ ci yàlla musal mais oustaz laata lii lépp di dikk état boobee ñu naan fort wala faible pourtant jotoon na gisee ak ay ñu wuute ci réew mi bi mbas mi gisee ci réew mi gisee ku nekk jël xam-xam ak avis ku nekk rawatina opposition bi nga xam ne demoon nañ ca palais rencontrer le président de la république ku ci nekk jox nga ko sa xalaat ak ni nga gisee noonu lañu war a xeexee coronavirus dafa mel ni yooyee joxewul résultat de. waaw xam nga lu tax loola joxewul résultat loolu du opposition bi ñoom man leen woo ñëw nañ ñoo koy seen warugar wàcc na yow léegi boo ma soxla woon Nicolas wala man ma soxla la ma ñëw nga wax ñu déglu ma jox la sama xalaat nga dem ndax gars yi ban fa génnee ndax lañ waxoon moom lañ def loolu nag point d'interrogation parce que
base bi maanaam idée bi rafet na trop. woo ñëpp waxtaan ak ñoom. parce que dañu wax ne kilifa day waxtaan. kilifa day waxtaan léegi nag ñi ngay waxtaanal am na ci ñoo xam ne ñii xëy na ñoom lu la neex rek lañ la bëgg a wax am na ci ñoo xam ne lu mu metti dana la sànni ay baat yoo xam ni boo dee nit da nga comprendre ne xëy na ñii liñ la bëgg a wax mën na la jëmale ca kanam loolu foog ñu bàyyi ko xel. loolu moom doy na waar lool wante it oustaz mbir mi mënta yam ci parti politique yi. non pas du tout ak yu ni mel. pas du tout askan wi dañ cee am pàcc bu am solo. ci askan woowee ñu gis doxalin boo xam ne naka ngay expliquer ci askan bu ñu demee ba jamono lii nga xam ne moo ñu waroon lëkkale. moo ñu waroon boole. lié li nga xam ne moo ñu waroon lié ñu am un ennemi commun. ñu war a àndandoo ñun ñëpp xeexandoo loolee di ñu féewale finalement. naka nga koy expliquer. mais loolu Nicolas xëy na dafa la rëcc mais loolu wax naa ko fii ba tey. nee naa bi ñuy doog a tàmbali lu ma waxoon. ma ni fokk ñu xam ne coronavirus bi. du problème mu parti politique. du problème mu APR. du problème mu problème mu gan gu ñëw ci àddina bi la. di law comme benn caxat mooy liyaan. ba yegg si ci biir. dëkk bi ñu war a def benn bloc pour xeex ko moom. léegi nag ni ñu koy xeexee buñ ci demul ak xel. dañuy mujj ñun ci suñu bopp nuy xeex. ni ñuy xeexee nag moom mooy ne dañuy dem ba lépp ñu yan ko genn kilifa fekk na du kilifa gi waaye ñun ñëpp ko war a yanu. ndax wopp ji moom gis nga tey kilifa yi nga xamee ne ñoo gën a nekk ci kaw wopp ji daf leen di dal. di dal baadoola. di dal koo xam ne kii xamul dara. léegi nag bloc boobu ñu waroon def man d'ailleurs ci foofee. wax naa ba tey je l'ai dit ak El Hadj Malick Ndiaye j'ai insisté moo tax démb ma ne la damaa waxatul fii laa toog ne ñi nga xam ne nit yu siiw lañu nekk fii wala ci àdduna bi yëpp te jot a am lii le dañu war a servir d'exemple ñu leen di gën a fësal pour wan nit yi ne stigmatisation jaru ko parce que tout simplement feebar bi mën naa dal ku ne. donc en termes de communication il y avait beaucoup à faire et foofee lajj nañu ci. waaw mais loolu Nicolas loolu lépp yàlla xam ne loolu lépp waxtaane nañ ko fi ba sonn. lu ne wax nañ ko. mais tamit gars yi boo waxee ñu lay jaay kii am na ñoo xam ne dañu lay jaay expert waaw ñoo xam ñoo mën ñoo kii après nag bu ñu demee mbëkk miir bi ne bu ma yégoon weesu na. waaw xam nga xel ci boppam dafa nekk loo xam ne lii gis-gis la gis-gis bi ci benn situation bu taxaw ci sa kanam mën nga ci am fukki gis-gis am ku ñëw am ci benn gis-gis rek mu soppi sa fukki gis-gis yépp ndax loolu dafay baax ci doomu aadama nu muy tege tànkam ci kaw àddina bi maintenant li nga fi wax yépp yàlla xam na ne discuter nañ ko fii ma wax ci ay indi ci ay li ci yàlla wax ma indi ko nga leeral ñu leeral ci forme communication bi nga xamee ne moom la autorité yore woon ñu bañ a beddi kenn te xam ni wopp ji ni mën a dalee ku nekk ca kaw noonu la mën a dalee ki nekk ci suuf bu keroogee nag li ñuy def mooy benn ennemi lañ am mooy Covid 19 ñu fab li man ca départ ba dama na woon médecins yi nañ leen teg ca kanam ñun ñi nga xam ne xamuñu dara ñu dellu ci gannaaw su ko defee bu ñu leen defee ca kanam ñu déglu leen déggal leen te bañ a déglu leen mais nag dañoo dem ba mu yàgg politique rax ci te xam nga politique fan la ci raxee mooy ban tàmbalee naan Covid 19 bi ñu wane ay camion gu oto njiitu réew muy dem di wàññi ay saaku ceeb xam nga yooyu loolu jëruwul muy dem na yónnee rek bu ko defee keneen gise ko daat koy commenté keneen commenté ko beneen parti politique commenté ko ñu daan ne o léegi affaire bi ñu jox ko koo xam ne kii ku ko jege la ñu ne lu tax mu jox ko léegi nag affaire ba sayu matt wa tas na ku nekk di wax voilà le résultat. Ben voilà, c'était bien avant, mais comme on dit, ça c'était avant. Voilà. Malheureusement, ñu ngi ci tey léegi nag tey yeneen mesure fas yéene génnati. Inch'Allah. Parce que tout simplement il y a eu un précédent dafa am lu jot a xew ba tax léegi forcément autorité obligée topp ci li xew parce que tout simplement bu ñu ko bàyyee noonee li ñu gis bërki démb ak démb ci Sénégal ak jeunes yi ni ñu décidé ñu ngi gis manifestation yi commencé xew ci àdduna bi yëpp donte du même sujet bi. mais bu ñu gisee ne Amérique ay jeunes ñooy jëlal seen mbiru bopp def ay manifestation ba jaaxal nguur gi France gis nañ mbirum Adama Traoré jeunes yi ni ñu jëlee manifestation yi ba mujj jaaxal nguur gi ainsi de suite même bu fekkee ne c'est pas le même sujet mais toujours est-il que c'est la jeunesse qui se rebelle quelque part et qui dit non on en a marre stop. ba xam nga nit ci boppam moo mënul koo dégg mu ne la mën naa boo ko ñemee ne ko rek nit manul nit day jéem rek gis nga àddina da ngay def lii mu échec nga dugg ci lii mu kii nga wëlbati mi ngi mel ne benn taal comme ni ma ko waxee léegi benn taal buy tàkk rek mu taw ci kaw taal bi ngay fa matt yi di dugal fii muy tàkk di saxar fii ngay parce que doomu aadama ci loolu lay demee ba ni muy dem ci bàmmeel
kenn du am 100% wax naa la ko fi ba tey nee naa la 100% kenn mënu ko am ci àddina bi da ngay jéem mais nag ci li ngay jéem ah foofu ngay wane ñaar foofu ngay wane sa jom foofu ngay wane sa endurance foofu ngay wane sa abnégation di dem ci kaw mais nag bu fekkente ne pakk yi ñëw attanuloo ko parce que nag état day toll foo xam ne fi xam nga état kenn du ko xoqatal waaw kilifa sax kenn du ko xoqatal waaw waaye day toll foo xam ne fii nag yaay def lu tax ñu xoqatal la waaw état kenn du ko xoqatal waaye am na fu muy toll yow yaay def lii waral ñu lay xoqatal waaw parce que acte yi ngay posé day dem ba mu yàgg day nekk lu antagoniste ak réalité bi am am na benn kii bu ma neex waaye ci wolof bu bukki yebee xaw ma lan waaw mbaam bu yebee mbaam ca doxin wala merci waaw ca doxin wala waaw ça veut tout dire ça veut tout dire waaw ça c'est un proverbe wolof bukki bu dabee mbaam waaw wallaay ca doxin wala waaw mu ngi noonu kon nag lépp nanuy def li waral duñu fa àgg am na par exemple ci tâtonnement yooyu ouverture des classes a ngi fi par exemple bërki démboo Njaay ñu annoncé ne élèves yi et pourtant syndicalistes yeeg élèves yeeg parents d'élèves yi ku ne wax na ku ne alerté na et tout ça gars yi ngoy ci dem ba ñu ne ëllëg la ñu ne finalement dellu nañ ci gannaaw c'est-à-dire pilotage à vue boobu noonu ñu doon wax sànq finalement dafay mujj doon sax loo xam ne doo comprendre sax lan lay nduru parce que dañoo xamatul fu ñu jëm wax naa ko man sax yàlla dimbali na ma ci wàllu école bi moom man teel naa ci jël sama position xamaan man bokk xanaa yàlla moo barkeel wax ji waaye man neewoon naa ne man de bu nekkee le 2 yàlla day xam waaye dana nu bett loolu wax naa ko fii ñu bëree bëri na leen parce que boo xoolee Sénégal ni mu mel nga xool doomu aadama yi fi dund xam li nekk ci àll bi comme ni ma ko waxoon ci benn réunion de rédaction ma ni abri provisoire bu ko kenn waxati ci Sénégal ndax moo provisoire bu am fukki at man mësuma ko dégg ci àddina ak fukki at ak juróom 2000 ba léegi ñoo abri provisoire ci ay classe kon kay nañ enlever le mot provisoire dafa abri rek waaw parce que provisoire mooy loo xam ne dafay nekkandi ab jëmm waaye 15 ans 20 ans ngay wax ci abri provisoire rek te bu tawee classe bi daanu waat boo liggéey nga defaraat ñax waaw léegi koo xam ne ki yow classe ba ngay dem dafa dugg amul sax xadd bu nekk ca kaw jàngalekat bi amul sax fukki kër lu ma nangami élève di fa ñëw dëkk boo demee au nord du pays ci gannaaw Matam wala nga dem au centre am na ay dëkk yoo xam ni élèves bi ñu jàng ci suuf la ñuy jaar mu def ay piste yoo xam ni gannoos xam nga luy gannoos mooy suuf su nooy soosu nga xam da ngay sa tànk di dugg ci biir suufu beeñ boobu nga xam waaw loolu de oto du fa daw waaw dëkk yu mel noonu nga xam ne daanaka ndox bu naan sax amuñu ko corona bi di wër fu ne nga bëgg a fab ay nangami élèves yóbbuwaat leen ci àll bi génnee leen mais quand même man fii laa toog man leen bul ubbee école bi dana ma jaaxal far yàlla dogal lañ waxoon mu am du ne xam-xam la bu ñu am wala dara mais nit ki day xalaat quoi mais nag loolu ki koy xalaat mooy ki xam xaqaayiqu réew mi ndax Sénégal nee naa la boo fi bëggee wax yenn yi da ngay xam li fi ne fenn fu ne booy wax nga def ci attention parce que réew mi am na ay tarixa am na ay aada am na ay cosaan am na yu fi nekk am na mais ku xam géographiquement ni Sénégal bindoo da nga naan xam naa bu ubbee daara yi day parce que man am na ay temps am na benn émission bu tuddoon waar wi mi ngi fi sax ba léegi ñu koy amal àllarba ju nekk ci wàllu mbay mi dëkk bu nekk ci Sénégal laa la wax de ci yi ma ci xamul ci dëkk kaw yi nii xam naa ni bu dee bari da ngay xam réalité yi am ci àll bi xam baykat yi li ñuy dund xam jafe-jafe yi xam askan dëkk bu nekk ñaata doomu aadama ngay à peu près ñoo fay yeewoo mais am na ay village yoo xam ni dëkk ba dafa bari ay nit village yu nekk biir Sénégal yu bari ay nit dëkk yi bari nit lool am ay marché hebdomadaire lool yoo xam ni dañ fay jaay ay bëy nit ñi di fa dajal ay école nekk fa waaw nga bëgg leen a ay dispensaire ne fa wala poste de santé te kat la fa nekk lépp wala mu nekk fa ne te kay faj benn nit lay doon te kiy faj ci dispensaire ba wala poste de santé bi benn nit lay doon pour tout un village lu mat 5000 personnes pour 5000 personnes benn médecin waaw nga xam ne yeneen discipline yi sax waaw kii jàngal xale yi boo demee benn ba ñaar lay doon waaw wala ñett léegi nga fab école bépp xëpp fa nit ñi waaw xale yi di dem di ñëw di dugg ci waaw loolu yaa ngi yokk feebar bi quand même loolu kay man wax naa ko fii ba tey waaye gars yi dañu maa dégluwul doy na waar moo tax wax baax na neex na ni ko woykat ba waxee woon waaye dégg ko daw loolu am na solo oustaz léegi gannaaw li am na école bi
demoon nañ bay xalam demoon na bay neex noonu lañ koy waxee. waaw buum nga dagg. buum ba dagg. léegi delluwaat nañ ca la ñu newoon. élèves yi delluwaatuñu école pour le moment te xamaguñu date. wolof nee na boo xamul fa nga jëm. da ngay dellu fa nga jógee. voilà n'est-ce pas. waaye nag ku xamul foo jëm nooy delloo fa nga jógee. moo ma jaaxal léegi nag ñu toll ci jamono joo xam ne ay manifestation ngi jógee fu ne ci réew mi ñu fas yéene def ay annonce ngir nee nañ gën a alléger mesures yi rawatina ci dem beeg dikk bi ci biir Sénégal parce que Dakar n'est pas le Sénégal il faut que ku nekk intégré ko ci sa bopp aussi bu ko defee léegi comme da nga fas yéene jël ay mesures pour alléger pour dalal nit ñi bu boobaa naka la ñuy doxalee ak corona parce que coronavirus moom allégé ou pas mu ngi fi ba léegi. mais parce que dañuy xam nga buñ dee copier ci yeneen réew yi du baax xam nga réew day toll foo xam ne fii day moom boppam di jël ay dogalu boppam waaye bu fekkente ne par exemple damay joxe benn réew rek par exemple Portugal wala France wala benn réew wax nañ allégé nañ rek ñoom tamit ñu ne nañ allégé wala léegi benn président daal ne nañ apprendre à vivre avec le virus kooku tamit daal ne voilà nañ toppandoo googu noonu. ah déconfinement ñu ne nañu. wala ñu ne on est en guerre. waaw keneen ne ok d'accord donc on est en guerre. waaw répétition toppandoo réew yi ñun dañoo am suñu réewum bopp. mu tudd Sénégal. ay nit ñu ñuul nekk fi. ay xeet nekk fi ay askan nekk fi. léegi kay am na réalité yoo xam ne bu xewee ci réew mi nañ ko atte en fonction de nos propres réalités. su ko defee loolu dana neexe saafara waaye buñ ko reyee ci Occident rek. soo deful ndànk day gàllu goosi waaw yooyu nag moo ñuy faral di dal ndax corona bi wax naa la ne la jaamu yàlla mën naa ko tuddee jaamu yàlla parce que lii lépp luy déroulé ci kaw suuf ci iraada yàlla ngay demee wala ci machi am léegi nag moom dafa yore listam liste boobu ku ci bokkul doo ci bokk waaye ku war a bokk ci liste corona yi da nga ci bokk léegi nag bu paree boucler listam yóbbu mu jeex tàkk léegi maa ngi laa wax ne léegi gannaaw ci allègement la ñu jëm ci réew mi yëpp. naka la ñuy doxalee waaw woyofal googee naka la ñuy doxalee coronavirus bu boobaa. waaw mais justement ni ñuy doxalee moom mooy la fi nekkoon li médecins yi waxoon nañu ko def ba tey rek mais bu fekkente ne yow mesure barrière yi bëree bëri léegi xëtt nañu. bu fekkee ne léegi par exemple admettons dindi nañ allégé nañ lépp. wala teggi nañ lépp li nga xam ne dafa doon tënk nit ñi. est-ce que dina yomb bu boobaa mesure barrière yooyu ngay tudd ñu daal di koy contrôler. déedéet du yomb mais jamais léegi nag problème bu keroogee nag yàlla mi nga xam ne moo fi nekkoon démb nekk fi barki démb jiitu fi ñëpp te kenn jiitu ko fi bàyyi boo ñu fabaat lépp jël suñu matuwaay te tegal ko ci loxo suñu borom. ndax boo bàyyee lépp mu yàkkaliku yow yaa ubbiwaat lépp. Alassane mu ngi maa wax ne nit yi sax takkatuñu masque faf léegi mesure barrière yooyu ñuy wax c'est-à-dire nit yi de plus en plus ñu ngi kii parce que tout simplement peut-être que essoufflement dafa am ci. mais nit ñi dañoo sonn. mais Nicolas corona lim nu yan. mais attanuñu ko. wax naa ko fii benn jour El Hadj Malick ma ne ko. corona li mu def ci askan wi. war nañoo mën a may jomu ñu war a mën a taxaw pour xeex ko. parce que li mu nu indil ci ay jafe-jafe. gars yi génnatuñu. liggéey bi dematul. la waajee waxoon conférence yi amatul ci koor gi. kenn dematul aj màkk gi kaaba gi kenn wëratu ko et cetera tel point yi mu yàq ci àddina bi yëpp. war na noo mën a jaral ñu jël ay mesures yu garaaw pour jëlee ko fi. Le problème est que c'est partout dans le monde et que. Oui. Jusqu'à aujourd'hui ci àdduna bi yëpp. amuñu solution contre corona. ci loxo yàlla loolooy wax ji. ci loxo yàlla rek la ne. yàlla nag mën naa dem ba dëkk yi gën a mag ci àdduna bi. oui kenn mënu laa wax ne corona nii leen koy duma. déedéet sunu borom daal mën naa dem ba mu yàgg nag mu def ci xelu ñi seen xam-xam màcc foofu la ñu fexe ba trouver. la koy faj sunu borom moom mën na ko mën naa def loolu waaye moment bii nu toll nii moom. fagaru bàyyi xel sa bopp tey ñaan laa ci xam man de loolu laa ci xam. est-ce que du mujjee ne kenn ku nekk bopp sa bopp. ah egg nañ ca. ku ne aar sa bopp aar sa njaboot. oui yem ca. waaw tey muslu ci keneen ak njabootam. waaw mais loolu rek mooy wax ji ni ko. loolu daanaka sax médecins yi boo xoolee li nga wax ni moom lañu daan résumé rek. toog leen ci kër yi mooy li nga wax rek. bu kenn kii nang yooyu nag. day ku ne aaral sa bopp. waaye nag booy toog day am looy toogaale nag. booy toogee de dafa am looy toogaale waaye toogal sa kër rek loolu waral gars yi di fippu tamit. non métti na ci àdduna bi yëpp nag. noonu la demee parce que toogal sa kër rek te am lu mu àndal waaye am lu mu àndal it day fekk mu ne fa. parce que bu fekkee ne aussi lu mu àndal newul ca ña ko war a joxe day doy waar wala lu mu war a àndal dafay nekk comme ni nga ko souligné sànq finalement dafay nekk affaire de politique léegi yaa ma neex maa ànd ak yow wala yaa ànd ak man ok yow laay neexal keneen ki faalewuma ko dunduma ko ak jafe-jafeem ak yooyu bu boobaa day gën a doy waar. xam nga ban tàmbalee séddale dund bi te séddale ba xaw a nekk séddale bukki rek laan gars yi di woote fii ci rajo bi di ko wax maanaam may artu gars yi naan leen déet est-ce que nangam gars yi naan ma déet deew dëkk bi amul lu ma leen waxoon Maodo Faye ne woon naa la nangam
laa xam ne yëf yi c'est fini. wallaay voilà. wallaay doy na waar malheureusement ainsi va le Sénégal ñu dem ci WhatsApp ba. ay bismillah fekk ji fa auditeurs yeeg internautes yeeg ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy bëggee saa su ne et de plus en plus nombreux di leen sant di leen gërëm WhatsApp. bu ngeen bëggee bokk ci bile émission jokkoo ak Nicolas wala Maodo Faye mën ngeen yónnee seen message wala woote ci numéro WhatsApp bile di 77 959 51 53 77 959 51 53. salaamaaleykum Nicolas maa ngi lay nuyu di nuyu Saas Maodo Faye di rafetlu nekk seen émission bi gis ni yéen a ngi bëggal nit ñi bu baax a baax mosuma woote ci rajo mais fu ma toog di leen déglu sama xol bi day sedd guy te xam naa ne bëri naa ci morom bu loolu jàllee dafa am benn message rek bu may lancé maanaam ñi jiite dëkk bi ñu am yërmande ñu dolli yërmande bu bare maanaam ci askan wi parce que boo seetloo yeneen réew yi ñu dëkkal ñëpp ñoom seen i ndimbal joxe nañ ko bu yàgg kenn waxatu ko ñoom seen i ndimbal boo xoolee léegi mu bëgg a def ñaari weer loo xam ne ni kenn xamul lu muy nduru moo doon wax daal état bi dañuy dimbali nit ñi te xam ne nit ñi sonn nañ ba fu sonn yem boo xoolee ñoom ku ci nekk yaa ngi xëy di wàcc weer bu dee ñu jox la sa salaire chaque jour ñu dëkkee ci nopp nit ñi toog leen seen i kër te ñoom ñu ngi liggéey di am salaire nit ñi toog seen i kër ñu war leen a jox du ndimbal sax parce que nit ñi ñoo ko moom mais li laay war a suul yi nañ ko génne jox ko ñi ko yellool ñoom ñu jël mën see def buñ ciy dund benn semaine sax baax na message boobu daal laa bëggoon jottali ñi ci kaw te ne leen nañuy dimbali nit ñi te xam na ne fii ku ne di nga dee te ku deew ak sa bàmmeel. kon nag mu ngoogu mbokk bi maa ngi koy sant di ko gërëm li mu wax leer na mooy li ñu doon wax sànq toog leen seen i kër te yow yaa ngi xëy di liggéey weer bu deewee nga fayeeku nga ne toog leen seen i kër man ma toog suma kër aw ma liggéey aw ma fayeeku loolu noonu nan lañ ko mën a expliquer. waaw xam nga man li ma gën a neex ci wax ji mooy ndeysaan lii lépp waxoon nañ ko fi gars yi dañuy fàtte rek parce que lii mu wax nii ci li mu mujjee ne nañu dimbalante nañu jàppalante parce que effectivement nit ki soo ne ko toogal dafa war am lu mu toogaale waaye dimbal mooy chauffeur yi leen dal rek chauffeur yi ñetti weer yàlla ngi ni dawaluñu seen 7 places yi ban xamee ne bin toogee naan am chauffeur yi xam nga lu ñu wax ak transporteurs yi gisuñu dara de ñu ne pat ñu ne gisuñu dara de yéen a ngi ñu gaaraloo seen oto yi waaye ba mu yàgg ñu génn ci mbedd yi waaye léegi bi ñu déggee ñuy wax loolu mënuñu leen dem fekk foofu dimbali leen jox leen xaalis ne leen depp leen ci liy nangam mais dañ naan ay kii ñu mais laata sax oustaz je veux dire pourquoi attendre justement que réaction am wala manifestation am pour que yow nga réagir. waaw mais c'est-à-dire anticipation aussi fan lañ koy def. mooy loolu naruñu ko c'est-à-dire voilà mooy naruñu ko c'est-à-dire fii am na benn déclaration bu président de la république def bu mujj dégg naa kii yi jour boobu noonu nu mu tuddati chauffeur yi kaas ne lan moo tax ci déclaration bi cité wul seen exemple seen cas. parce que ñoom dañ leen bàyyi rek ci nii. cité nañ ñëpp wax nañ école bi wax lii wax lee wax ubbi lii wax ubbi lee ba pare chauffeur yi ci boppam kenn tuddu leen mooy maanaam kon ñoom daal. mais li waaj wax dëgg la parce que tamit même mais waxuma sax loolu mais dimbali ki xam nga yàlla xam na ne waaj li mu wax lépp wax nañ ko fii ci rajo bi. lii lépp waxoon nañ ko fi man waxoon naa ci ba sonn. nit ki dañ kii waaye nag ñi nga xam ne yàlla baaxee na leen nañuy dimbali waaye dimbali itam bu yàggee itam nit kiy dimbali itam day xaw a këfin ñi am yàlla jox doole nag ñu état bi nag ñoom ñoo waroon a teel a seetlu loolu kii li mu wax kenn mënu cee teg dara dëgg la. toog leen seen kër dafa am lu muy àndal. absolument waaye toog leen seen kër noonu rek moom. ba noppi ñu dimbali askan wi. voilà ñu dimbali askan wi te ndimbal day gaaw waxoon nga ko fi. teel benn ndimbal tamit bu fekkee da ngay annoncé ndimbal moom wax na ko ba muy daaneel ne ndimbal boo xam ne 2 mois nga nekk naan ndimbal baa ngay ñëw askan wi koo ci laaj mu ne la man de gisuma tinuma xaw ma ndimbal fu mu jaar. waaye dama ne la doy na waar loolu kay wax nañ ko fi fukki yoon loolu kay mooy problème bi. doy na waar ayca ñu dem ci ñaareel bi ci whatsapp bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah. man la sëñ Xaadim Gueye waaw Xaadim Gueye dëkk Touba waaye maa ngi fii Dakar sëñ Maodo maa ngi jaar bu wér a wér di jaaree Nicolas maa ngi jaar bu baax maa ngi am jàmm di kontaan baax ci émission bi waaw maa ngi laaj daa am mbokkum jullit moo la waxtaanal mu ne ab jullit bu fekkee ne toog nga ci bërëb koo bokkul diine romb la ne la salaamaaleykum nee na yow loo ko wax maaleykum salaam ndaxte bokku leen ak diine ma xamoon cee werante ak moom sax ma ne ko loolu day ko bokkul diine sañ nga ko ñaanal jàmm te maaleykum salaam mooy yàlla nga am jàmm mu ne ko bokkul diine sañoo ko wax maaleykum salaam kon lan nga war a wax bu fekkee ne moo am dëgg ci man lan nga war a wax bu fekkee ne nee na la salaamaaleykum te lan nga war a fayee yow.
aywa sëñ Xaadim bu Touba ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax Baye Xaadim nee na kon ko bokkalul diine ndax bu la nee salaamaaleykum war nga koo tontu maaleykum salaam am déet. waaw xam nga nuyoo ki lay nuyu bu fekkente ne bokk leen diine tam bokk ci ahlul kitaab bu la yéenee jàmm yéene ko jàmm bu la yéenee jàmm rek yéene ko jàmm. waaw parce que bu fekkente ne xam nga ki ne la bonjour mooy bis bi yàlla na bon. xam nga loolu bis boobu bon nga nekk ci jàmm. oustaz nga ne bonjour mooy bis bi yàlla na bon bis bi yàlla na bon. waaw bu bis bi bon yaa ngi ci jàmm lan mooy différence bi amul c'est-à-dire que nit ñi dañ dul xool. xam naa Sister Maria bég na fi mu toog. nga ne oustaz bonjour mooy bis bi yàlla na bon. waaw bu bis bi yàlla bu yàlla da bis bi bon na bu léegi nag bu boo koy mooy salaam jeex na. waaw tawil bi loolu rek la. wallaahi su ma nee laa bonjour nga ne ma salaamaaleykum pratiquement. asalaamaaleykum. mooy yàlla na jàmm xam nga salaamaaleykum man maa ci tudd yàlla mais gisaguma ci yàlla ba léegi. mais bu dee dama ko firi rek ci yax bi nii. mooy na jàmm nekk ci yow rek. na jàmm nekk ci yow. waaw wala na jàmm nekk ci yéen. mooy salaamaaleykum waaw léegi nag. waaleykum salaam nag moom waaw léegi xam nga loolu ñaan la. waaw nga ne ko yow tamit yàlla na jàmm nekk ci yow. boobu mooy waaleykum salaam bi mooy. jàmm it na nekk ci yow. waaw man la Nicolas. yow yàlla na jàmm nekk ci yow waay. waaw gannaaw ñaanal nga ma jàmm. waaw man itam ma ñaanal la jàmm. waaw léegi loolu lu ci ay. loolu boo bokkul ak nit ki jàmm yow ne ñaanaloo ko àjjana ñaanaloo ko safar mais quand même am na loo xam ni itam. léegi bokku leen diine. waaw rek moom mu ne la salaamaaleykum. nga ne ko léegi nee na waaye si ne ko non comme bokku leen diine waroo ko wax maaleykum salaam. non xam nga dafa juum xam nga lay tax foofu nga yegg fa yeggagul foofu parce que ki nga bokkulul diine tamit te mu nekk ci ahlul kitaab wala mu nekk koo xam ne ki bokku leen diine est-ce que léegi yàlla dafa ne ne. adduna bi compliqué na de. mais est-ce que yàlla dafa ne koo bokkulul diine bu la nuyoo bu ko fay. waaw. te yàlla feneen fa mu wax ne na ngeen waxtaan ci ak rafetal. na ngeen dëkkandoo ci jàmm. seen lekk sax dagan na ci yéen lu dul li ñu aramal ci yéen. bu leen werante ci lu dul kii. maanaam yaa ahlal kitaab lu xam nu ko alxuraan waxee ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum. waa léegi. asalaamaaleykum. yàlla jour bi bon. nga ne ko yàlla bu jour bi bon. waay sawe quand même. buñ duree jàmm. déedéet ku la nuyu ku mën a doon fay ko. waaw léegi ma jox la ci nañ dem ci wolof. des fois nag nga romb nit nuyu ko du la fay parce que peut-être sa kanam neexu ko. wala sa yooyu tamit beneen affaire la aussi. waaw loolu nit keeg nit ki. loolu bu la neexee mën nga. waaw nit ki parce que nit ki neexu la. waaw même bu la neexul bu la nuyoo fay ko rek lu mu lay wàññi. kon nit bu la romb te neexu la sax wala kanamam neexu la. bu la nuyoo fay ko. mais bu la nuyoo daal fay ko. waaw léegi wolof lu muy wax. sa waa ji na nga def nga ne ko maa ngi fi rek. mun la na nga mu jeex tàkk. waaw léegi loolu lu ci yoonu diine. damay def ta'wil bi ba léegi. maanaam nuyoo bu la nit ki nuyoo fay ko rek. léegi nag diine leneen la. ay gëm yàlla ak ay affaire l'islam ak christianisme loolu beneen affaire la. ak ibaadaat yi. waaye nit ki moom fu la rombee nuyu la. nam la nuyoo delloo ko ndax yàlla ba mu wax ci alxuraan dafa wax ne. suñu leen nuyoo. na ngeen delloo nuyoo ba. kemtalaay nam leen ko joxe woon. wala ngeen nuyu ko lu ko dàq. yokkal ko ca. waaw léegi ku ne la na nga def. nga ne ko yow it na nga def. mu jeex tàkk. où est le problème. jërëjëf ñu dem ci ñetteel bi ci whatsapp bi. Nicolas ziar naa la ñu ngi lay ziar góor maa leen nuyu di nuyu Maodo Malick di leen ñaanal yàlla jàmm ak salaam quoi nee ko maa ngi koy laaj leket ak kël lan moo leen wuutale di ko ñaan laaj ndax mbattu ma delloo nañ ko ca ndaala ndax mbattu moo moome ndaa waa wala déet. xam nga li neex ci whatsapp bi mooy day wane ne ku nekk ak li la yitteel xam nga ki njëkk. moom mu ngi waxu politique ak doxalinu réew meeg état beeg yu ni mel. ki ci tegu moom waxu jullit ak nuyoo ak kërëb. kii nee na moom leket. ak këll lu leen utale. waaw ab këll mooy gën a dis leket yooyu yëpp nag ci ak lawtan lay jóge ak lawtan maanaam leget xam nga leget mooy gën a yaatu waaye itam moo leget am na sax këll yu yaatu waaye leget ñaare mooy gën a njoolee tuuti ni ñu koy waxee mooy gën a am épaisse longueur bi nii mooy gën a gudd ab këll day gën a gàtt waaye mooy gën a diis këll bi maanaam mooy gën a bantu këll bi moo gën a dëgër moo gën a diis leget des na ci defar laax këlit des na ci def laax waaye ñaare ci jamono ngeen moo dàq oustaz ci ñaar yi lekk ko ci leget neex na loolu ndax këll daa gën a gàtt leget këll dafa gàtt torop waaw dafa gën a gàtt leget kon man bu ma dee lekk laax mën naa ko def ci leget bi waaw moo dàqoon nag yàlla bu nag soo moo xam ne mii nag dafa am lu mel ne diwu ñor waaw mais loolu ngénte yi leget ngay wax nag lu neex tamit loolu tamit bu ko tëb li ngay wax ni teel na askan wi de waaw donc loolu mooy différence bi mais ñoom ñaar ñëpp ci lawtan la ñuy jógee non këll nag mais astafurlaa këll des na ko yat xam nga këll ab këll des na ko yat ci garab wala ci bant ba mu nekk këll waaye leget ñaare ci lawtan lay jóge këll bi nag ñaare mooy gën a diis
mooy gën a diis kii bu dee nag batt ba delloo nañu delloo batt ba ca ndaala mu ne ndax battu ndaa ko taxoon a jóg déedéet waxu wolof la rek mooy nañu fayaat bor bi rek nañu delloo naar bi xoromam loolu lañ bëgg wax ñeen nañu delloo battu ba ca ndaala waaw te it battu jamono ñëwoon na daanañ ko asam ndox di ko naan ak comme ni ñuy ase soow battu mooy ak genre cuillère la boo xam ne bi ci lu mel ne leget lay jóge ci lawtan lay jóge man xamu nu ko day mel ne lu ñuy jaayee soow di ko pël yi di ko yore benn bant bu def nii am benn rond ci kaw noonu loolu moom mooy battu am na nag batt yu mag am na yu ndaw waaw daf te am yu mag waaw ak yu ndaw waaw léegi nag batt ba nañ ko delloo ca ndaala firiwul ne ndaalaa ko tax a jóg mais li wolof bëgg a wax moom mooy waa ji ki la lebal njekk delloo ko njekk rek wala bokk ñu delluwaat ca la nga xam ne mooy cosaanu démb loolu la bëgg a jàngale mu jeex tàkk jërëjëf kon mbokk yooyee nga xam ne jaar nañ ci whatsapp bi yónnee seen i message di leen santati di leen gërëmati bu baax a baax bu ko defee gannaaw whatsapp bi ma daal day jublu ci serveur bi rapidement 88 628 98 98 peut-être lan ngeen di xaarandi ci annonce yi nga xam ne gouvernement bi état bi war nañu ko annoncé léegi fii ak 15 minutes ñu dem fekk ji waa ministère yooyee yëpp ñu daal di doxal ñoom itam ci fànn boobee daal di gindi askan wi 88 628 98 98 Orange moo ñu gunge. Chers clients, attention aux boy bandits. Des personnes mal intentionnées appellent les clients Orange sur leur téléphone fixe ou mobile dans le but de les arnaquer. Ils tentent d'accéder à votre compte Orange Money à distance. Pour ce faire, ils vous appellent et vous demandent de leur communiquer un code de vérification. Une fois le code récupéré, ils vous demandent votre date de naissance ou votre numéro de carte nationale d'identité et tenteront de se connecter avec votre année de naissance comme code secret ou une combinaison de celle-ci. S'ils parviennent à se connecter, ils pourront malheureusement faire des transactions depuis votre compte Orange Money. Choisissez votre code secret avec soin et ne le communiquez surtout pas. Retenez bien que Sonatel Orange n'appelle jamais ses clients pour leur demander d'envoyer des codes confidentiels, des codes d'accès temporaires ou des données d'identification qui sont confidentielles. Restez vigilants et déclarez toute tentative d'arnaque au 1444 ou sur nos pages Facebook et Twitter. Orange Money est un service de Orange Finance Mobile Sénégal. Orange. Merci à Orange, le sponsor leader de l'émission Leader ndekki li émission nandite yi ñu dem ci serveur bi oustaz ne ko allo. allo bismillah allo Aliou Maodo. aleykum salaam bismillah. ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay ziar bu baax. naka yitee ñu ngi leen di ñaanal jàmm. alhamdulilah. di rafetlu seen émission bi. maanaam ci wàllu këll dañ koy jëlee ci garab. garabu kaddu. waaw moo tax ma ne des na ko yett. voilà jërëjëf ñu ngi lay kontaan ci leeral bi. waaw moo tax après laa ñu ngi koy rafetlu bu baax nag di leen ñaanal yàlla te ñu ngi leen di déglu bu baax nag. mbatt mi ngi jóge ci garabu yomb day law quoi. waaw mooy ak lawtan. waaw lawtan waaw dafa am yomb am naaje. waaw xëy na xam naa ko bu baax. yomb yi mooy nekk ci néegu ñax. yomb yi mooy nekk ci néegu ñax yi. voilà ci néegu ñax yi. dem ba ca puj ba. waaw ñoo bokk dëkk Njaambur nag damay dëkk tur bi. waaw déet xam naa la kay. jërëjëf yal na yàlla def jàmm. amiin waa kay baax na. ñu ngi leen déglu baax na jërëjëf ñu ngi rafetlu xalaat yi. alhamdulilah. di ñaax sunu moomu ndaw yi rek. waaw dëgg la. dina wax réew mi ñoo ko bokk. incha allah. kenn ku ci nekk dafa am lu la ci war. ñu bàyyante xel. am na ñoo xam ne ñu ngi toog mënuñu wax waaye nag am na ñoo xam ne ñu ngi waxal ci rajo yi mais nañuy wax rek tamay bàyyi yàq bi. te li ñu yàq ñoo ko moom. dëgg la. ñu ngi rafetlu kàddu yi. jërëjëf. jërëjëf ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm. wax na lu ma gëj a dégg yomb. waaw yomb ak naaje. waaw dañuy new li laxasu ci kaw néeg yi. léegi nag ci lañuy gis nga yomb boobu nag. ci la ñuy defaree nag kook. waaw yomb la ñuy defaree kook. waaw kook yomb boobu bokkul ak ba ñuy def ci cere ji. mooy benn bi la. ci tam xarit bi. benn la ak maa ko bëgg nag oustaz. waaw moom yomb la lu neex la. yomb jooju nag mooy defar kook bi ñuy sippe soow. léegi nag wax na dëgg garabu kàddu des na ci yett këll moo tax bi may wax ba mu yàgg sama xel dem ci man yéeg këll des na ko yett. déggal loolu. waaw law ba yi dañ koy def. am na solo ne ko allo. allo. oui allo. waaw ziar naa leen. ñu ngi lay ziar bu baax. Maodo ziar naa la bu baax. alhamdulilah. Nicolas ziar naa la. jaajëf waay. bon maa ngi wootee Thiès. damay lecture bi. bon voilà ñun lu ñuy xaar ci état bi mooy depuis 3 mois. dañuy wax lu nga xamante ni tey bu ñu waxee lii ëllëg keneen génn wax la ba pare seen ministres yi ak seen peut-être directeurs yi. boole ci ak arrogance bu nga xamante ne bii alors que dañaa war a rek respecter la population. xam nga mënoon ni nit toogal seen kër depuis boobu yéen a ngi koy wax alors que joxoo ko dara. au début nga ñëw indi saa yi télé indi saa yi rajo wane ni dëkk bi comme si buñ ko gisee képp ku judd Sénégal di nga jot ceeb di nga jot xaalis ak communication bi ñu doon joxee mais à la fin dara nekku ci loolu.
te état du demee noonu da ngaa war a respecter sa population. respecter ñi nga xamante. dagg na mu ngi ñu doon woowee Thiès ñu koy sant di ko gërëm. nee na daal njiit moom du arrogant. déedéet du wane rëy rëylu parce que arrogance lu muy jariñ nit arrogance dafa amul benn problème allo. bismillah. man na tey naa Youssoufa Seck. bismillah. ñu ngi nuyu borom xam-xam bu sell boobu. macha allah tabarakallah. yàlla ko yàlla barke. amin yàgg naa ko déglu lool. wallaay ndeysaan. waaye maa ngi ko ñaanal yàlla daal. yàlla bu ko dara fakkatal. amin waay. maa ngi ko ñaanal fan gudd gan ak wér gi am. amin man dama waxam dama ko bëgg ci yàlla tax. wallaay ndeysaan. man dama joxe solution rek. loolu maa duma. wa innahu ma faatibul xaybu laa ya'lamuhu illaa huwa. wallaay ndeysaan. li mu ci jublu rek mooy géej kenn mënu ko jeexal boo bare xam-xam boo demee tàng géej itam. boo geesoo la ngay gis géej gi bari lool. kon borom xam-xam yaa ngi ci àdduna bi. yàgg nañoo faju tey gis ñu maam yi dañu daa faju ci faj yi. man nag li may joxe képp koo xam ni comme noonu ko nekk laa waxee kenn ku nekk daal mu jéem a faj sa bopp ak sa njaboot. mooy ñu wut xobi niima ak xobi docteur. ak xobi mbante maar. waaw xobi docteur xobi niima xobi mbante maar. waaw yii daal képp ku ko boole composé ko togg ko di ko naan. di ci sangu. benn garab bu ci nekk dina faj lu ma téeméeri feebar. waaw kooku jox nañu ko ñëpp comme ni ko la waxee rek kenn ku ne daal bul xaar kenn jéem a toppatoo sa njaboot ñu wér boo xamee lu baax rek wax ko képp ku ko gëm itam ji jéem ko def rek waaye yàccaale rek topp ci nit bi yàccaale rek loolu baaxul. maanaam yi jërëjëf waaye ci baatu olof itam bokk na ci di ndax yaa ngi jàngalaale. jërëjëf. waaw yaa ngi jàngalaale. merci. yomb li mu wax dëgg la. kër yi itam dinañu ko jëlee ci new. waaw new waaw. new daanaka sax new lañu ko jëlee kàddu mën ci def kël. waaw dana dis de kon dana dis lool. waaw kàddu mënu ko. kàddu moom li mu man. kàddu li mu man mooy góor gu manqué ndox. waaw góor gu manqué ndox kàddu moo ci gën a gaaw. waaw léegi naa leen joxaat yeneen garab keng. waaw bu ñu wax keng. waaw. ak bàccu cóor. waaw. ak reenu mantamaare ñett yooyu boo ko boole xool ko di ko naan doo tëli mukk da nga am kàttan lool. dëgg la. jox nañu ko ñëpp ngir yow yàgg nañu laa déglu de. ndeysaan xam-xam bu wallaay ndeysaan jërëjëf tarkalla. jërëjëf wallaahi ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm xam naa ne macha allah. li mu wax am na ñu mu itteel nag. waaw bien absolument dinañ ci bàyyi xel bu baax a baax. parce que garab yi fàttali ko oustaz. waaw mbante mbaare la njëkk a wax mbante mbaare la njëkk a wax. waaw daat na léegi dañ ci boole docteur. waaw ak niim. waaw mu ne yooyu bu ñu leen dee baxal. di ko naan ak di ci sangu. waaw li muy faj bari na lool. macha allah waaw am na beneen reen bu mu wax nag. boo xam ne bii xëy na ci dañ koy gas ci suuf. ak reenu mbante mbaare boobu tamit ak kadd moom. xam nga kadd sungufu kadd am na lu muy def ci nit. sungufu kadd. waaw dafay yokk ngóore yokk kattan. waaw reenu kadd yi itam. am na ñu koy dëbb. boo ko amee def ko ba lay ko. am na loo koy booleel. comme li mu wax nii doo tëlee loolu nag ay mbir la. ay mbir la ci biir mbir. waaw ay mbir la wax loolu. yooyu ay mbir la. jërëjëf oustaz. mais man dama kontaan trop parce que li ma tax nekk ak yow neex. oustaz Maodo macha allah parce que jàngat yi ñuy jàngat baatu olof yi xam nga. ak xob yi nii. plante yi nii. ay këll ki ñun ñi nga xam ne sur on est des jeunes xam nga dañu naan on est francisé on est tubaabé machin tout ça yii daf ñuy intéressé trop. parce que lii dañu am mooy suñu cosaan. waaw loolu la ñu am de parce que garab yi dañoo am ay tur am ay sant. wallaahi waaw am na garab yi dañuy dund nag. dafa am reen boo xam ne bii tey boo ko doon gas ci àll bi nii. dafa am loo koy jënde du xaalis nag. waaw du xaalis waaw dafa am reen bu garab kenn du dem ci garab rek dagg ko rek jël. waaw da ngay booy gas ci suuf. dafa am looy wax am loo ciy sotti doog a jël reen bi. est-ce que racine bi. waaw doo jékki-jékki rek dagg ko ni yóbbu de. man kañ ba ma demee kër Ismaïl Lo bërki démb Ismaïl Lo ba mu may daggal am na ay plante yu ma daggal. waaye laata mu koy dagg am na nu mu ko tëralee déjà am na nu mu ko jàppee. am na fu lu mu wax am na maam daal ma jaaxal ma loolu. mais parce que garab yi dañoo am roo. fleurs yi dañuy noyyi. dañu am bakkan.
léegi nag lu mel ne paftan xam nga paftan paftan waaw mooy day am ay buule day naaw mel ni dugg ci bët yu tam verte noonu te am na yu sax ci kër yi paftan ci boppam am na ay mbir yu ci nekk mais bu surtout bu saxee ci kër nag waaw loolu mais loolu nag du waxu rajo mais waxu rajo la kañ sax nag yi ngay xeeb nii gars yi ñu ngi lay déglu te ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax bëri naa ci ay gars yoo xam ne ñu ngi noté jamono ji Facebook gars yi ngi may wax ne lii baax na ci kon nag cosaan la rek cosaan la te cosaan nag dafa ànd ak àdduna waaw lii la yàlla dogal mais dama waxoon naa la fii ne la le monde est vieux mais l'avenir sort du passé déggal loolu waaw àddina moom fokk ñu indi démb pour mën a dund tey mais suñu fàttee démb rek yàq lépp maa la ko wax loolu am na solo on est à 5 minutes de 11 heures gannaaw dem nañ ci WhatsApp bi dem nañ ci serveur bi waxtaane nañ li nga xam ne lépp moo itteel askan wi léegi nag bu ko defee man da xam naa ne dama leen di daal di xajal rek oustaz voilà jëlal sa place bu ko defee parce que xam naa ne bëccëg bi moom comme ñetti ministre ngeen fas yéene poser ay question ki laajte ki yu ni mel ñeent lañu ñeenti ministre El Hadj Malick Ndiaye mu ngi ma naan ñeent lañu 4 la waaw 4 ministre de la santé Aly Ngouille Ndiaye intérieur ministre de l'intérieur Omar Youm transport ministre des transports ak Abdoulaye Diop ministre de la communication ak ministre de la communication donc ça fait 4 ministres qui doivent ñoo war a waxtaan ak askan wi tey lan la ñu mën a xaarandi El Hadj Malick Ndiaye gannaaw bi ma la nuyoo ci boobee daje bu spécial tey waaw ñu ngi lay nuyu di nuyu Maodo di nuyu mbokk déglukat yëpp di jégalu tamit auditeurs yi nga xam ne suba ba léegi ñu ngi bokk ak yow plateau bi di ànd seen xalaat bi nga xam ne ñu ngi koy joxe parce que rajo bi auditeurs yi ñoo ko moom ci tënk daal mën nañu jàpp ne xam nga fan ñu génn yëpp dafa yëngu-yëngu dafa am yëngu-yëngu yu bëri dafa am depuis démb keroog ab mardi si guddi am na ay yëngu-yëngu yoo xam ne amoon na ci wàllu couvre-feu bi ci dëkk yu bëree bëri nit ñi jóg ñaawlu ko wax ne doy na dañoo sonn transport tam gis nga dafa yëngatu bu extrêmement yëngatu bu baax a parce que c'est le secteur l'un des secteurs keroog sax may def émission jano bi ak maître Omar Youm mu ngi fàttali c'était l'un des secteurs les plus touchés par cette pandémie maanaam dem bi dëkk transport bi ak ministre de la communication bi nga xam ne yu bëri annonce yu bëri xam war na ko indi tey jii nii mu nekk ay ministres yu am solo Abdoulaye Diouf Sarr tam ñu koy xaar ci lu bëri parce que boo xoolee tolluwaayu feebar bi tey sax maa ngi lire ñuy wax ne il a dit hier en conseil des ministres atteindre pic bi mais loolu moom moo ko war a mën loolu moo ko war a mën a firndeel donc li ñu mën a wax daal moom mooy on attend des annonces bon nag y a beaucoup de fuites qui ont été organisées xam nga fuite moom bii daal mooy bi ñuy wax mooy officiel mais nag y a des spéculations qui ont été faites par rapport à certaines infos qui seront livrées aujourd'hui maanaam am na yoo xam ne daal jot nañ ko ñoom fuité génne nañ ko ñu ngi koy waxee ci olof génne nañ ko daal Maodo maanaam fuité nañ ko waaw maanaam rëcc na ba génn allègement couvre-feu transport interurbain mais ñii ñoo koy dëggal ministre du transport mais mën nañ jàpp ne gannaaw fuité nañ ko parce que même ci ay kilifa fuité boobu mën na doon stratégie pour natt un tout petit peu maanaam fuiteel dara pour xool également retour yi ñuy am laata sax ñu koy officialiser mën na am ci ay kilifa xam nga lii moom bu amee moom buñ ko fuité moom xool ñëpp ci seet parce que nit ñi yàgg lii lu askan wi jàmbat la moo doon lu jàmbat la yow mii gis nga démb pratiquement Dakar fu bépp yëngatu waaw dëgg la waaw xam nga waaw dëgg la Malick xam nga kilifa bu demee di dem ba mu yàgg mu ne am na jotaay bu muy bëgg a def am na lu ko waral waaw li ko waral su ko jarul woon duñ toog te li koy te mbir moo gis am na sabab bi mooy yow wax nga ko léegi démb ak bërki démb mbir mi déparé woon na Touba ak Mbacké ak yeneen ba gis nga fi mu tollaat léegi nag loolu tey waaw fu ne te boo deful ndànk bu lii amul woon mën naa gën a yokk léegi nag ñi ngi leen di xaar ba xam ndax lii génn dana dëppoog yëg-yëgu ñu taxoon ñi génn est-ce que comprendre nga fa waxee maanaam li génn ci seenu làmmiñ li nga naan ñoom ñooy officialiser mbir mi est-ce que dana dëppoo ak li taxoon gaa yi fippu loolu rek la ñuy xaar képp loolu léegi jamono yi ñu nga xam ne ñu ngi wax coronavirus waral yëngu-yëngu yi am ci Sénégal ak dëkk yu bëri ci àdduna bi ñuy wax ne gannaaw mesures yi ñu jëloon ci yenn gouvernement yeeg yooyu allègement la ñuy laaj ak yooyu jamono yooyee beneen feebar a ngi ñëw beneen épidémie ngi ñëw di wanewaat boppam muy Ebola jàppaleen ne fële ca Congo jamono yi Ebola mu ngi fay def lu kenn jarul kon nag Ebola day ñëw fekk si corona waaw waaye yàlla bu yegg si réew mi Ebola moom oustaz déggoo ma de dégg naa li nga wax waaye yàlla bu agsi fii rek xam nga Ebola moom RDC du na guléet mu ñëw foofu la c'est pas la première fois parce que yàgg na fa day dem di dikkaat demoon nañ sax ba éradiquer woon ko ba jëlee ko fa après gannaaw gi mu ñëwaat mais foofu tamit dafa dépendre ci àll bi foofu ak nature bi ak rab ya fa nekk ak waaw ak nañuy dundee mbir muy beneen affaire la daal waaw loolu mais ñun li ñu yitteel fi mu toll nii tembe mooy corona bi mais Maodo est-ce que man laaj sax su ma ko Nicolas mayee est-ce que yaakaar mu lii dem ba manifestation yi nëbbu xeex bi ñu war xeex contre coronavirus c'est ça
waaw mais loolu très bien Malick wax nañ ko léegi. parce que nit ñi fi mu ne nii ils sont plus préoccupés par. état d'urgence bi jeex. waaw dundu beeg di dem di boo demee boo war a dund taxaw. nga fàtte takk sa masque ak. raxas say loxo faanaam fàtte yenn yi nga xam ne. mais Malick fi nga li nga wax ni gars yi yegg nañ ci. am na dëkk yoo xam ne faaliwul corona bi. man dem naa fi ay dëkk ci fan yi ma fa doon noppalu tuuti. mais surtout ay takk masque yi dañuy dem seen yoon ñi ngi dox seen i affaire. on le voit pour ñoom Dakar la affaire bi yëpp. on le voit am na ci dëkk yoo xam ne donc relâchement am na plus tamit li nga xam ne moom mooy li xew démb. waaw mais justement donc boo defee nag xeex bi tey mën nañ ko recentrer donc c'est à nous mbala autorité de recentrer waat wax ne enjeu yëpp moom mooy xeex coronavirus parce que corona bi lépp moom moo ko indi moom moo tax li fi taxaw ku bu fa am démb nee naa la fii te insisté nee la El Hadj Malick Ndiaye lépp ci communication la nga may ree ma ne la grand lépp ci communication la c'est-à-dire am na foo xam ne bu ñu fa jaaroon it peut-être mën na ñëw bañ a egg fii waaye gannaaw àgg nañ fa léegi nag bu naka taawee an mbàq ca des loolu la ñuy wax wolof dafa ne bu ndox tuuroo an mbàq ci des wolof dañ cee tegaat beneen baat waaw muy ana rootiwaat ana rootiwaat parce que tamit mbir mi jeexagul di bul an yenn bàq bi rek dem parce que xam nga laaj Malick gis nga coronavirus bi fii lañ toog maag yow ma wax la ko ma ne la coronavirus bi lim nu yan war na noo mën a jaral no itam waaw lu war a xeexe lu yennee ko loolu tout à fait parce que léegi nag lim nu war a jaral nag léegi nit ñi communication bi dafa xaw a compliqué kii day wax lii geneen génn wax lee te day mel ne léegi gouvernement bi day topp en fonction ci askan wi nu ñuy demee ñu leen cay topp mais Maodo loolu sax Maodo gouvernement sax normalement li ñu war def moom mooy suivre logique gu seen dëkk bañu céder à la pression mais xam nga Aliou Khoudia dafa wax am solo démb maa ngi ko nuyu au passage daf ne ma Malick mu ne ma il faut ñu koy affaire ñu koy jàngat di koy jàngat mooy tirer leçon waaw tirer leçon di koy jàngat Maodo bi lu tax mu def lii dox ni ko def lu ko ñu koy jàng soo ko jàngatee ba ci dem ak xol mais di dem ci ak xel gis dara ne lii nga dellu ci ginnaaw du dara non c'est-à-dire loolu auteur la sax merci beaucoup auteur la te yéen fii mu toll nii ak tamit kenn xamul fan la yem parce que comme li nga ko waxee région Diourbel la commencé woon démb pratiquement wër na ndar képp Sénégal ba Ziguinchor Kaolack Ndakaar fi amoon dem ñu ñaxtu ñu ñaxtu donc on ne sait jamais kenn xamul fan lay yem ñaanu yàlla dañ bëgg ñaan yàlla bu yem fi donc loolu yëpp di ay signal yu ay signaux yu ñu lancé la ay kàddu yu message yu ñu joxe la c'est aux autorités ñoom ñoo ko war a jël capté ko décrypté ko pour mën ci tirer ay enseignement pour nekk ñu xam lan la askan yu bëgg ñu def ko bañ nag loolu du faiblesse du dara jàngat la rek waaw jàngat la parce que xam nga faiblesse kilifa day toll foo xam ne fii comme li nga wax léegi mbir bu ab taal bu taa tàkk danañ ko wale wet gu ne léegi nag boo ko walee wet gi nii demul nga def nii demul yow ci sa bopp wàcc gi ngay wàccaat pour fekk si askan wi du wàññi dara ci sa dara du ci wàññi dara te nag réew mi fii mu toll nii déglu askan wi moo gën a nekk farata déglu ni ci kaw parce que am na ñoo xam ne ni ba léegi dañoo mer nañ mer moo xam ne parce que Maodo boo xoolee peuple ñoom c'est la population qui souffre mais chauffeurs yi transporteurs yi ñoom la ñëpp la ñi xëy di dem di jaay ñëpp la mais dafa am lu ko waral ma ne Malick El Hadj Malick nga baal ma mais xam nga maa ngi lay wax di insister ne la lépp ci communication la sànq kii benn auditeur bi dugg nee na am na yenn mbir yoo xam ne boo ci boolee arrogance en plus maanaam nit yi di wax ak yow nga mel ni lu arrogant ci ñoom ba pare wan leen benn kii bi bu boobaa benn instant dañuy fippu nag non doo ci mën dara xam nga fipp yi moom mën nañ ko mesurer loolu ci la bokk mais tamit sonn gi ci la bokk xëy toog defoo dara yoroo dara da ngay sonn soo amul tuuti routine ak lu la muñ loo ak lu la kii mën nga caalit ñu baal du sax caalit mais c'est-à-dire lépp day ça dépend ci li nga yor ak fan nga jëm noo ko war a defee ak fan nga toll ci am ak xam nga fii am na ñoo xam ne bu ñu xëy tey dañuy uti lu ñu def ci kër gi c'est clair loolu kay nga xañ ko ñu toog xale yi toog di la xool soxna si feebar jabar jaw kii mënoo ko liggéey yooyu yëpp c'est-à-dire mën na la pousser vers du justifié wuñ ko mais xel mën na koo nangu mais ñi fipp te bu ñu tëb rek fipp Alaaji Malick dañoo xaarati chauffeur yi nga xam ne dañoo gaare seen oto yi ñoom waxal nañu ko seen bopp ñu nekkoon boori Njaxate Njaasaan ci yoonu Thiès wi bi ñu génn ci biir mbedd yi seen i rakk ak seen i doom ak jigéen ñi ñu yore ay bool yore ay bant na ñoom jaral na leen faatu waaye seen borom kër yi amatuñu lu ñu lekk xale yaa ngi nii benn waaye dafa génn 3 weer yàllaa ngi nii sama oto bi génnul kër gi te moom laa yaakaaroon te léegi nag nit ki Malick boo na ko toogal fii mu toog te fekk ko fa ak dara yow fekkoo koog dara ba noppi nag na ko toogal nag. et mieux encore dafa am limite beneen mbir yëf yi tamit fekk ko fa dara tamit waroon nañ ko gën a baral gaawal ko ku nekk li ñu wax ne bu ñu ko defoon tey jii peut-être du agsi fenn fi xam nga dajul am na ñoo xam ne honnêtement gisuñu affaire te pourtant lan moo waral à votre avis en tant que spécialiste journaliste lan moo waral dajul boobu noonu lan moo ko waral te mu waroon a daj jamono ji parce que quand même sikkim dafa lakkandoo non mais wolof dafa ne weñ gaa nga bañ a ca mbàññ xaan nga ca début ba la ñu faussé lépp ba ñu tàmbalee di wax naan marché bi jox nañ ko diw homme d'affaires diw
xuloo bi tàmbali xat dem ba yéeg ba dugg assemblée nationale. parce que loo gis ci àdduna dafa am début. ba ñu tàmbalee rek ci affaire u jënd vivre de kii yi xaw ma nu ñu ko waxee kit alimentaire yi xaw ma yu demee noonu. ak ceeb beeg yooyu ca départ ba rek attribution marché yi rek am na coow. gars yi jóg fii jox nañ kii sukkar si jox nañ léegi nit ñi tàmbali kenn ku nekk di xaw a am réticence di xaw a taxaw nii. ñu ne déetawaay ñu jox ko koo xam ne kii bon selon ñenn ñi lu tax ñu jox ko waa jooju ndax nangam nang proximité lim ko jegee yu demee noonu ñu dem ba ci biir ñu ne affaire bi am na lu ci xew ba moom ci boppam bu génn wax ba ñaq kii séddale affaire yi ne nangam ak nangam am di ko moo tax politique bi dugg ci léegi affaire ba gàllu góose dem yoonam wàcc yoon wa. mais encore ci ñi nga xam moom mooy public cible bi ñoom ils avaient déjà ciblé le public selon des critères. mais am na ci ñoo xam ne tey jii ba léegi jotagul affaire bi. xam nga demal biir Louga amul dara. xam nga am na ñoo xam ne tey jii nii li nga wax bu ñu fekkee dara lu la fa dëj lu la fa téye gisoo ko di nga ko uti. da ngay génn. te muñ moom dafa am fu dafa am. mais Malick bala nga cee xam dara yàlla xam na ne Malick boo duggee ci àll bi. xëy na man ci région yi laa dëkk. mais gëj naa fa ndax couvre-feu bi. waaw mais tey boo delluwaatoon Saalum Malick. man bi demoon côté Njàmbur yi da ngay yërëm nit ñi. parce que dañoo xamatul penku la ñu jëm wala sow da nga leen gis ñoom ñëpp ñu xëy toog c'est vrai que naturellement noonu lañ daan fa def kay yërëm nit ñi parce que dañoo xamatul penku la ñu jëm wala sow da nga leen gis ñoom ñëpp ñu xëy toog c'est vrai que naturellement noonu lañ daan fa def ci àll bi waaye lañ daan am akës néew seen doom yi ak ambulant yi nga xam ne dañ daan gàddu seen i mbuus mais fi mu toll nii mais ñi war a dem tool bay demaguñ damaa yaakaar ne xanaa daañu wax ñu bàyyi la ñu bay mais xam nga loolu tamit waxoon defoon nañ ci annonce président defoon nañ ci annonce le 11 mai wax ne dinañ fexe tamit xool lu yombalee ñu dem bay moo beneen bi tam moo do xam affaire bi intention yi baax na trop mais à la fin faisabilité mooy poser problème xoola keroog li xew Liberté 5 pourtant l'intention a été très bonne dañuy dem jàngiwaat te loolu boo defoon ndànk tey mën na indiwaat ay cas yoo xam kenn ñaanu ko yàlla yoo xam ne kenn ñaanu ko yàlla mais tàmbali na waaw mu ngi noonu donc fii ak 14 jours mën na kenn ñaan la ñu ñaan yàlla mu sedd mais on va vers ci loolu la ñuy jëm donc dañu ñaan yàlla bu mu am loolu la ñu ñaan yàlla bu mu am donc y a autant de choses yoo xam war nañ ko gis nga feebar bi Maodo dañ ci war a jàngatee lu bare dañ ko war a toog téye ci ay leçons am ci ay jàngat xalaat ci lu bare xam ne d'abord dafa àlaaj solidarité sa digganteeg peuple bi sa digganteeg askan wi lu nekk nit ak nit lu nekk war nañ ko c'est-à-dire c'est des leçons qu'on doit tirer de cette cause parce que effectivement ces leçons là justement maa ngi ciy wax ak Alassane waa wax ne administration c'est une chaîne donc bu fekkee ne chaîne bi dafa am fenn fu mu dogee rek bu boobaa dafay daal di compliqué day yàqu Oustaz Maodo wax nga ko sànq lépp ci njëlbeen la c'est au départ maintenant départ bi nag après bu tàkkee rek faw nag chaîne bi def nii foog mu toppalante kii war a jël relais bi jël ko kii war a jël relais bi jël ko ainsi de suite mais bu fekkee ne kii war a jël relais bi dafa waddee ci moom bu boobaa nag les relayeurs. waaw moom mooy li ma wax léegi bañ nga bañ a ca bañ a xaan ka mooy loolu c'est-à-dire que ci début bi. am na ay coow yu sew yoo xam ne nit ñi dañ koo fàtte mais coow li dem na dem sewul kat coow yu ponkal coow yu di jëla kay coow yu sew kat coow yu di jëla sewul kay dafa di waaw xam nga yu dijj waaw yu sew waaw mu yooyu noonu moo dem ba dem laal ay yenn député dugg ci assemblée nationale génnaat dugg ci ay homme d'affaires dugg ci ay commerçant dem sax ba dugg ci ay ñeneen xeet yoo xam ne ci Sénégal gi lañ bokk ci réew mi mais ñu ne ay nangam lañ moo ci waxin noonu laa ko mën a waxee ndax kenn du tudd askanu jàmbur mais ñu ne nangam lañ ñin ko jox nangam ñii ne def naa ci nangami milliards séddale ma xaw a nekk séddale bukki demal la ba moment bi may wax ak yow nii ci rajo bi nii am na dëkk yoo xam ne yii benn fepp ceeb wala dugub tabiwu fa te ay ponkali dëkk lañ doon ñëw dëkk yu ndaw de au nord am na au centre même am na ci côté yoo xam ne yi ay villages yoo xam ne yi gisuñu oto gisuñu dara léegi nag bu fekkente ne loolu amul nga dem ca télé ba wut ay potu sukkar ak ay ceeb tegale ko nii ñu filmer ko gars yi daal di koy dugal génn ko ci télévision journal télévisé ñu ne yóbbu nañu Sénégal ñaata village a fi nekk quand même 553 communautés rurales xaw ma mi ngi ci biir réew mi léegi nga def c'est-à-dire naxaate dafa ko sax 10% nga dem nga wane ci télévision bi gars yi naan waaw moom kay affaire yi nangam fekk na yow sa wet am na ci ñoo xam ne ñi mais man ko mën a sax banlieue bi ñëpp jot nañ banlieue bi sax xëy na Dakar peut-être exceptionnellement am na lu tax xëy na ñu leen communes yi xëy na am nuñ séddee Dakar donc loolu li Alaaji Malick wax boole ci ñu toftal ko ca mooy coronavirus bi wax naa ko fii miraaran dafa am lu ñu ci war a jàng ba ci suñ ay diggante ñun ñii coronavirus bi war nañu koo jàngal diggante nit ak nit ci boppam coronavirus bi am na lu mu war a jàngal parce que Nicolas tey jii daa nga ma romb ne ma sawaay fab sa loxo ma seere ko te mënatuma ko te gannaaw yàlla ne corona bi doo nga ko def te ki ko def gisuñu ko yow kenn la ba ma nuyooti gisuñu ko kon nag waxatuma la ak yàlla mi nga xam ne gisuñu ko tam ne woon nangam ak nangam donc yooyu yëpp dañ ci war a def ay analyse xool ne ki ñu ne bu leen joxanteeti loxo waaw gisuñu ko ba léegi kenn tegu ko bët rawatina nag
sunu borom ñu sàkk. waaw subhanahu wa taala waaw te moom moo bind nit ki bind corona. waaw corona moom ñëw nekk benn virus boo xam ne bi kenn xamagul luy saafaram. da nga koy gis ne rek mu dem ne la mel la liku waaye kenn mënu laa wax lenn comme ni nga ko doon waxee. corona ne bu léegi bu la kenn nuyooti. corona ne wut leen ay casque. corona ñu defe ne fa la mun a toog leen seen kër sax léegi faf corona dama dem ba kilifa yi ne léegi bu 20h jotee bu kenn génnati loolu lépp corona ko fi indi. waaye te corona moom lu tax ñuy dox ci ndigalu corona bàyyi ndigalu yàlla. lan moo waral ñu mën a dox ci ndigalu coronavirus. oui ba pare bàyyi fi ndigalu yàlla sunu borom. waaw te kon coronavirus war na noo mën a jàngal lu bëree bëri. oui sunu rapport ñun sunu biir. oui wante it sunu rapport ak sunu créateur. suñu mais xanaa xamuloo ne yàlla du fab dara Nicolas. comme ma jox la benn misaal bu yàlla bu mu am nag ci Sénégal. njéeréer. nga xam ne dañuy bàyyi ba gaa yi taw rek ba ñàpp ki mu ñëw lekk lépp. yooyu doo ko gis mukk ci am réew fekkul ne réew ma am na fu si teg seen tànk fu yàlla gërëmul bu dee ay jullit lañ rek laa wax léegi nag loolu mooy tax yenn catastrophe yi yàlla te yàlla wax na ko ci alxuraan yàlla nee na woon dinaa leen di faral di bett di leen di nattu ay nattu yu ndaw ci seen xiif ngeen bay du ngeen am dara ci seen bakkan yi dee yi bari yàllaay wax de danaa leen sax dem ba nattoo leen ragal waaw tiit yooyu yëpp nag mu ne nag bu keroogee nag ñi nga xam ne ñi ngi ci sama keppaar man ba li ma def wóolu na leen ko te muñ nañ ko ba yeggul ci seen xol ñooñu danaa xam lu may lijjantee seen i mbir waaye fi nu toll nii benn virus rek la yàlla yónni ci àddina bi mu tiital France tiital Trump ba noppi moom buy rey du tàggoo nga ni xëy nangam ñun la kilifa sangam ñun la wopp ji dal na ko te kat wopp ji am na leen lu ci xew ku mu dal nga fatu waaw xam nga li sa bopp nga fatu waaw sa bopp sax mën naa metti nga dem hôpital gis waaye damaa demoon ci pharmacie bi waaye bu la dalee xam nga lu mu lay wax rentre chez toi mooy confinement bi c'est-à-dire que coronavirus bi dafay wax docteur yi di def ku mu dal nga fatu ji te kat xam nga bu fatu ba xam lu mu lay wax sa doom sax bu mu la gisati mas ngaa gis kon ko am corona sa doom néew di la jege parce que yaa ngi ragal noo ko wàlle corona dana la ne bul ko laal bul ko jege ba noppi nag na la tëjul fii te toogal te bul demati déggal loolu xoolal corona dem ba na la yow kudd gi ngay lekkee bu ko kenn laal ndab li ngay lekkee néeg ba ngay sax xoolal te corona dafa baadoo la ndax fi nga feebare boo génnee dañuy fompe néeg ba billaay xam nga lu muy firi billaay fi nga nekkoon a salte mais loolu lay firi mais ñun dañ ci dul calcul buñ duree jàmm mais effectivement corona ku baadoo la mais corona du dara parce que mais non maanaam ci waxin dama ne la corona ku bon la waaye dama yàlla baal ci kàddu nee na corona ngi lay déglu de moom mi ngi koy déglu bi mais parce que xam nga corona bi coow li baree dafa am lu mu wax te li mu wax lépp man jàpp naa ne yàlla rek ay yàlla gis nga la ma góor ga waxoon ne ma gis nga mu ne ma masque yi ngeen di takk mu ne ma ñaar la ci yàlla di jàngale bu njëkk bi mooy noppi leen téye leen seen làmmiñ yi mu leen wallaahi mooy noppi leen waaw mooy takkal leen seen masque casque boo ko takkee booy wax ci téléphone sax sa baat day soppeeku déggal loolu mooy yàlla mu ne arrêté te comme yàlla daf ñu jox ñaari malaaka fii loolu moom alxuraan la du samay wax ñuy noté soo waxee farata ñu bind boo waxee lu dul farata ñu yaa xam muy sa bopp léegi nag corona ne comme njëw mi bari na toog leen téye leen seen i làmmiñ yàlla ne woon jigéen bu mu joxe loxoom góor loolu sunu borom a ko waxoon bu ko nuyu ñu ne waaye yooyu kii la garaawul nangam waaw léegi nag góor sax du nuyoo léegi góor léegi duñ nuyoo xanaa waxatuma la góor ak jigéen waaw kon kay jeex na léegi nag lu tax ñun loolu duñ ci jàngat lu bëri léegi nag yàlla yónni na ndawam kenn mënul léegi ndaw est-ce que xam nga ne réunion bi ñuy xaar corona ko waral ministre yëpp la teg tey waaw ministre yëpp la teg tey waaw ku ci nekk fas yéene wax mu ne leen lii sabab loolu lépp waaw mooy coronavirus xam nga leen corona wax leen ak askan wi nag coronavirus moo ne ministre yi wax leen ak askan wi kaay leen ngeen aligné wu ngeen wax ak askan wi parce que sonn nañu waaw mu ne chauffeur si wax leen ak ñoom ñu génne oto wala nangam ndax man maa ngi fi te matalaguma waaw te corona dafa yore liste waaw liste bi ku ci yàlla bind nga dugg ci ku ci yàlla bind waaw nga daal di ne cabax ci corona waaw mais mën ngaa dugg ci liste bi nag génnaat mooy léegi mën nga dugg génnaat mooy gëri yi mooy les guéris waaw mën nga du di des fa mooy les morts